mbokku Sénégal ñu ngi leen di nuyu. « 19 avril 2018 la ñu jëloon décision fii ci Sénégal nguur gi nekk fi daal di voté parrainage 19 avril boobu moment biñ koy voté bokk naa ci ñoo xamante ne ñu ngi nekkoon ci grille commissariat central bu Dakar parce que dañoo manifester ne bëgguñu parrainage baaxul ci démocratie Sénégal. 28 avril bi passé bu 2021 cour de la CEDEAO jox ñu dëgg ginnaaw ba élection 2019 yi jàllee nga xamante ne dañoo def parrainage ci élection présidentielle yooyu. cour de la CEDEAO ci arrêt bu mu génnee boo xamante ne mu ngi ko génne le 28 avril 2021 nee na parrainage baaxul. nee na parrainage lépp loo xamante ne jëm na ci wote ak nëbb li nga war a wote parce que yow la concerné daf koy dàq daf koy salfaañe. nee na parrainage dafa doon loo xamante ne dafay tere ñi bëgg a nekk candidat ñu nekk candidat te loolu bokkul ci démocratie. mu ne gouvernement Sénégal damay fàttali ne arrêt yu CEDEAO cour CEDEAO di génne dafa am lu ñuy wax force obligatoire dafa war a appliqué wu ci état yi. ñu ne gouvernement Sénégal jox nañ la juróom benn weer pour parrainage bi nga dindi ko defal ñu rapport wane na ne dindi nañ ko yaakaar naa ne 2019 ak léegi tollu nañ ci ñaari at. lu ñuy wax aussi mission d'observation bu Union européenne ba ñu paree ñoom it parrainage seetaan xool 2019 nan la mbiri demee nee na am na ci yoo xam ne dafa bokk ci parrainage bi égalité bu war a am ci candidat yi daf koy salfaañe. donc ñëpp ñoo xamante ne saytu nañu parrainage bi xool nañ ko gis nañ ne bari na ay rëq-rëq yu ci am yu war a mën a tax ñu jële ko fi ginnaaw ba sénégalais bu ne gis ne occasion la woon pour ñenn ñu bëggul woon ñu nekk candidat ñu bañ a nekk candidat occasion la woon pour ñu mën a espionner ñi nga xam ne ñu ngi wut ay candidature ay parrain parce que dinañ xam intention de vote yi fan la toll. occasion la woon pour ñoom ñu am privilège am priorité par rapport ak ñeneen ñi occasion la pour renforcer le pouvoir en place sénégalais yépp seetlu nañ ko waaye su weesoo seetlu boobu ci jalgati lu yoon wax ñoo xam ne seen xam-xam méngoo na ak loolu am nañu taxawaay boobu muy cour de justice CEDEAO fësal nañ ko. donc xalaatuñu woon tey parrainage boobu ñu daal di koy indiwaat ci élection législative yi pour lan bëgg lan moo mbëbëb loolu war nañ ko xam surtout nag sooy xool ba xool su doon sax dañuy def parrainage ñu ne léegi nañu xool ban nombre moo raisonnable buy war a mën a tax ñu ne kii de Sénégalais yi bëgg nañ mu nekk député mais loolu soo koy def da ngay dem nga xool résultat élection législative yi passé ndax am na ñu nekk député Sénégalais yi fal leen ay député ñu jonganteeg lu mot 47 listes ñu génn ci am député ñooñu am nañu mérite waaye parrainage bi daanaka ñooñu ñëpp nga xamante ne plus fort reste lañ ñëwee suñ appliqué woon parrainage bi kenn ci ñoom du nekk député. Modou Fada Diagne bi nga xamante ne 33 130 voix la am muy Demba Diop Sy bi nga xamante ne 29 596 voix la am muy Aïssata Tall Sall bi nga xam ne 24 342 voix la am muy Aïssatou Mbodj bi nga xamante ne 23 142 voix la am muy Soxna Dieng bi nga xamante ne 22 769 voix la am muy Cheikh Tidiane Gadio bi nga xamante ne 19 675 voix lañ am muy Ibrahima Abou Guèye bi nga xamante ne 19 211 voix la am
muy Théodore Chérif Monteil bi nga xamante ne 18 268 voix la am même ñeneen ñu am plus fort reste nga xam ne minimum bi pour nga am parrainage romb nañ ko as tuut ñooñu suñu leen yóbbuwoon parrainage dinañ am jafe parce que intention de vote maanaam ki lay bëgg a votel nekk këram di xaar élection mu dem votel la kooku mënoo fexe ba mën koo dem fekk ji ñoom ñëpp fu ñu nekk pour ñu parrainer la mënul nekk donc même ñu am juste ci minimum bi romb ko ñooñu dañu doon am jafe-jafe maanaam ñi ma cité ñi ñëpp kenn doonul woon nekk assemblée nationale. waaw dañu bëgg a xam nag lan moo waral ñu ne Sénégal nit warul am ambition ne damay def politique ñu ne ko lii lu jaadu la nga war a mën a doon député suba nga mën a liggéey mën a doon leneen loolu suñ ko commencé di ko nangul sénégalais bi loolu mooy nañu bàyyi nit ñi ñu nekk ci seeni diilu bopp ci seeni regroupement ku ne di raayal sa bopp pour que ñoom ñu mën a rek am lu ñu am daal di partager seen biir loolu mooy ngay créer ay dynamique de clan te dynamique de clan moo tardé Sénégal dynamique de clan moo tax assemblée nationale doxul parce que bëri na député yoo xam ne ñu ngi ci majorité bi d'accord ñu ci yenn yi mais ci clan la ñu nekk moo tax mënuñu ko def dynamique boobu foofu la ñu bëgg a yóbbu loolu jaaduwul te loolu jàpp nañ ne finalement tayeef la rek def li ma neex la man maa yor nguur maay def li ma neex li nga def méngoowul ak droit méngoowul ak xalaat bu rafet méngoowul ak luy renforcer démocratie nga ne donte loolu yépp am na ci te gis naa ne it bëri na ay rëq-rëq waaye comme man maa yor nguur man maay def li ma neex loolu moo war a jeex ci réew mi te loolu du lenn lu dul régime président Macky Sall dama jàpp nag ne bañ bi moom nanguwuma parrainage moom waxaat la rek c'est du déjà entendu ndax wax naa leen ko léegi bañ koy voté man mii maa ngi woon kaso maa ngi woon ñu téye commissariat donc wax ne bëgguñu parrainage waxaat la rek li ñu war a def mooy fexe ba ñu takku pour que mu bañ a am une mobilisation ñépp ñoo xamante ne nekk nañu ci opposition ñu dajaloo pour xeex parrainage parce que damay faral di wax ne sur les questions de principe amul dara luy war a tax ñuy ànd ñuy ñàkk ànd li jëm maintenant ci mbirum politique ci mbirum nii laay defee nee laay defee ku ne mun na xalaat nu muy defee te loolu mooy démocratie waaye lu jëm ci ay principe war nañu mën a ànd ñun ñëpp ñu xeex ko donc jàpp naa ne fu ñu war a jëm du rek dénoncer mais dañuy war a nekk dans l'action pour que loolu mu daal di fiy jóge participation mouvement Agir nag ci élection yi participation active lañ ko tuddee active maanaam liy war pour dem élection dinañ ko def ci loolu la ñuy liggéey waaye ñu ngi fàttali ne mouvement Agir dafa ibbeeku ci yeneen force de l'opposition yi nag damay yàgg di wax ne on parle au Sénégal on dit l'opposition mais on doit parler des oppositions dafa bëri ñoo xamante ne ñii nii la ñu xalaatee ñii nee la ñu xalaatee ñu war leen ko nangul parce que loolu mooy démocratie su dee ñëpp ñoo bokk lu ñu xalaatee soo leen xoolee ba ci biir hypocrisie am na ci donc nañu assumer la diversité dans l'opposition kenn moo mën a arbitrer mooy le peuple sénégalais mouvement Agir nag dafa réitérer mooy lan mooy li nga waxoon démb wax ko barki démb moom la ñu waxaat tey ñun dañu ibbeeku ci ñëpp ñoo xamante ne war nañu mën a ànd ak ñoom ci élection législative yi ñuy dem te ñu nekk ci opposition bi force yooyu ñu ngi fi loolu la ñuy ibbeeku ak ñoom suñu mënee ànd am projet bu leer pour assemblée nationale pour changement yu leer am biir assemblée nationale mouvement Agir ibbeeku na ci loolu. Mamadou Diomaye mii wax na leen léegi moom mooy chargé élection mouvement Agir nan la Agir demee ci élection locale yi ñu bëri dañu naan waa Agir ndax dem na ndax demul foog naa lu mu leen expliquer doy na jarul ma ci ñëwaat waaye sama ñàkk dem man yàgg nañ ko wax ñi tax demul heure bi su demoon mooy nekk lii heure bi su lëlee d'abord nit ñi gëm yàlla ñi war a nekk ñi fi nekk tey ñoo fi waroon nekk nañ leen ñaanal
lu ñu sumb ñu yeggale ko au grand bénéfice des populations waaye ñun suñu ñàkk a dem élection avant coalition yi di am lañ ko décidé yéen ñëpp gis ngeen ma sama taxawaay ci Casamance ci Kolda ci Tambacounda ci Saloum bi xool gerte gi xool béykat yi et cetera gis ngeen ma gisu leen ma ci les rues des Parcelles Assainies bi ma dëkk gisu leen ma sur les rues de Thiès bi ma dëkk gisu leen ma sur les rues de Diourbel suñu dernier mois yi yëpp gis ngeen suñu préoccupation est une préoccupation nationale parce que suñu option ñun moo doon ñaari élection moo am 2022 élection législative ak élection locale ñu tànn na ne dañu benn lañ ci dem duñu dem ci ñaari yëpp pourquoi parce que ñun dañu am conviction bu leer ci lu ñuy wax le cumul des mandats jàpp nañ ne député bi ak maire bi ku ci ne dafa am li la war pour sa askan maire bi saa yu yeewoo war na xool population bu mu àndal ñi ko fal ci dëkk bi ndax luñ loo xam ne ay compétences yi ñu ko attribué lañ liggéey bi ci war mu ngi koy def ci dëkkam loolu travail à plein temps la liggéey bi nga war a def tous les jours la kooku talu warul tal leneen lu dul liggéeyal ko xam député bi nga xam ne peuple bi moo ko fi teg war na saa yu yeewoo xool ndax peuple bi d'une manière générale dans sa diversité ethnique religieuse ak fu mu mënti nekk ci Sénégal ndax seeni jàngoro ñu ngi koy saafara ndax gouvernement bii nga xamante ne ñoom lañ fi teg pour ñu doxal ndax lu ñuy doxal méngoo na ak lu askan bi wax lu ñuy wax pour contrôle politique bi nga xamante ne action gouvernementale bi nga xam ne ñu ngi koy def loi yu ñu voté mu saytu ko xool ko loolu liggéeyu député boobu war nga mën a tal leneen ku ci nekk à plein temps doo tal leneen ci loolu ngay nekk donc jàpp nañ ñun que ne mënoo nekk maire nekk député te su leneen ñëwee nga taxawaat na dama bëgg a nekk xanaa amul ay yeneen sénégalais yu mën a nekk foofu donc suñu option la balaa sax riirum coalition yi di jóg moo tax doo dégg benn leader bu leen ne mës naa ko seet si ne ma man de dama bëggoon ngeen teg ma fii parce que damaa bëggoon nekk maire bii que kenn du leen ko mës a wax doo leen gis benn association fii ma dëkk Parcelles Assainies wala Thiès wala Diourbel wala Kaolack bi ma juddoo doo gis kenn koo xamante ne dina taxaw wala Fuuta bu ma cosaanoo doo gis kenn koo xam ne dina taxaw ne la ñun de Thierno ñëwoon na fi ne daa bëggoon dem ci élection yii li la moo ko waral parce que suñu position dafa claire politique soo koy def da ngay xam lan nga bëgg ak fan nga jëm donc loolu option boobu jàpp nañ ne mooy option boo xamante ne dañ ko def avant ñuy wax mbirum coalition ci Sénégal avant coalition yii yëpp di am lañ am option boobu donc su ma bokkoon ci benn coalition sax ngeen ma ciy dégg du ma ci nekk candidat pour benn mairie parce que sama option lii la dama jàpp nag ne ni tax ma tànn ko mooy nekk maire baax na parce que pouvoir local la am na ay gestion lu ñuy wax gestion de proximité ngay xëy di dajeek say nit xool ay jafe-jafe loolu dàquñu ko suñ ko waree nekk dañ koy nekk parce que bokkul suñ ne dañ koy dàq waaye jàpp nañ ne ba année boobu tombé ñaari élection yooyu am ni tax ñu tànn élection législative parce que jàpp nañ ne assemblée nationale bii dafa feebar suñu gëm-gëm mooy assemblée nationale bii rôle bu mu war a jouer pour askan bi rôle boobu joué wu ko parce que su ko joué woon am na coow yu bëri yi fi am boobu ba léegi coow yooyu doo leen ko dégg dem nañu ba problème su amee kenn compteetul si assemblée nationale kenn compteetul si yéen si assemblée nationale te pourtant assemblée nationale c'est une institution de la république pourtant assemblée nationale pouvoir la si biir pouvoir yi assemblée nationale jox nañ ko ay jumtukaay près de 16 milliards seeni koppar mu ngi fay dugg assemblée nationale am na taxawaay bu mat sëkk ay prérogatives dans la constitution député bi dafa am ay prérogatives dans la constitution liggéey bu ñu war a def foofu pour suqal suñu réew taxawu suñu réew liggéey boobu amu fa moo tax jàpp nañ ne comme ñun dañu fa jaaroon def fa loo xam ne jàpp nañ ne kenn du ne defuñu fa dara si diggante ba suñu expérience yokk si lu bëri jàpp nañ ne suñu taxawaay foofu la war a doon pour xeexal askan bi pour taxawu askan bi moo tax changement yu am solo
war nañ ko fa def débat yu am solo war nañ ko fa teg yu romb contrôle de l'action gouvernementale évaluation des politiques publiques parce que tey même politique publique yi ñuy def yu état bi di def assemblée nationale daf ko war a évaluer ban jour ngeen mës a dégg ñu ne député yi évaluer nañ bii politique publique jëm ci gouvernement bi te pourtant seen mission la bokk vote loi rek moo fa am daanaka te vote loi yi moom lu coow lu bëri suñ ne wote moo des lu président bëgg moom moo fay am loolu ñëpp teg nañ seen bët du lu ma inventé moo tax dañ jàpp na ne su weesoo mission yooyu am na ay débat yu fa war a am yu ñu fa war a indi ay changement yu war a am suñu réew parce que dama jàpp na ne tey war nañu fexe ba askan bi ñu jot ci yenn débat yi am na débat boo xam ne ñu ngi koy wax muy mbirum borom ñaari tur yi débat boobu jàpp nañ ni ñu ci bëri soo waxee ñu ne la déedéet bu ci wax parce que soo ci waxee xam nga gaa yi kërëb ñun suñu demee bay xalaat gaa yi te xalaatuñu suñu réew y a un problème bés bu ñu demee bay xalaat gaa yi ak ku mu mënti doon ak lobby bu mu mënti doon te xalaatuñu suñu askan xalaatuñu suñu réew on mérite pas de faire de la politique su dee débat boobu dañ ko teg monde bi yépp di ci wax ñu xam ne pays yu bari dañ koy def pression ci suuf ba mu génn parce que en réalité duñu dem wax ak askan bi comme yenn loi yu ñu gën da ngay jékki-jékki dañu ne loi bi voté nañ ko parce que am na ay lobby su dee lobby yi ñoo war a gën a puissant le peuple souverain am nañu responsabilité ñun en tant que acteur politique parce que lu ñuy ngunu ci biir bañ ko génnee ci biti ñi ñuy wax ci seen xalaat loolu mooy favoriser les lobbies parce que les lobbies ci suuf la ñuy dugg du ñu nekk ci kaw li am ci réew mi dañ ko war a jël jébbal ko principe de transparence bu Modou Dioum doon wax léegi loolu moo war a am ci réew mi affaire mbirum góor jigéen problème la ci adduna bi ndax dañ ko war a noppi dañ ko war a nguni dañu war a bàyyi ñiy xeex ñee kërëb dinañ ko wax duñ ko wax dañ ko war a wax parce que nous sommes un pays souverain charte des Nations Unies dafa permettre peuple bu ne mu autodéterminer wu ñun nii la ñu bëgg a defee suñu loi moo tax ñu jàpp nañ ne pour ne pas permettre ñuy contourner ay députés yoo xam dañu leen a fal ñu ne leen loi bi indi leen ko ngeen waxtaanee ko ñu ne déedéet duñ ko sax indi parce que loolu c'est une violation flagrante de la loi proposition de loi su ko nit defee lenn moo mën a tax ba ñaar moo mën a tax ñu bañ ko yóbbul député yi benn bi moo mu am ay dépenses yi nga xamante ne koppar la maanaam dañoo war a tabax lii wala dañu war a def lii dañu war a léegi fu ne ñu def fa ay hôpitaux par exemple région yëpp dañu si war a def ay hôpitaux exemple laay joxe dinañ la yow waa léegi xaalis boobu fan lay jugee ce qu'on appelle les recettes compensatrices fan lay jugee nga ne fii su jugewul foofu suñ ko xoolee ñu ne kii de proposition bi taaru na loolu waaye nag duñ ko yóbbu mu ñuy sonal parce que waxuñu sax fan la jugee wala mu doon loo xam ne da nga koy wàññi nañu wàññi lii buñ ko kii da nga wax tamit nan lañ koy defee wala si biir procédure bi gouvernement daal di gis ne lii ce n'est pas du domaine de la loi maanaam wala mu nekk du domaine du règlement su nekkee du domaine du règlement warul jàll au niveau de la loi à l'Assemblée parce que assemblée loi lay voter règlement c'est du domaine du gouvernement loolu mooy tax ñu mën a téye proposition de loi bi mais sinon bépp proposition de loi bu laalewul loolu dañu war a yóbbu proposition de loi bi commission suñ paree commission yóbbu ko plénière mën nañ nag téye ko commission bañ ko voter mën nañ ko bañ a voter mën nañ ko amender waaye député yi ñoo war a décider waaye comme jàpp nañ ne léegi question yu mel noonu lobby yi fu ñuy travailler mooy sa fu ñu ko déposer fexe ba mu jàll non ba mu jàll léegi dañ ne mbir mi dañ jël jébbal ko peuple bi parce que war nañu def dans suñu pays référendum yoo xam ne dafay xool nan lañu ban façon lañ bëggee suñu réew mel ñun pas ni ñu toppee woon tubaab bi boobu ba léegi parce que on a fait du mimétisme juridique tey suñu code pénal bii suñu code de procédure pénale suñu constitution article yu si bëri da ngay dem référé wu si article français yi da nga koy gisaat c'est la même chose loolu la ñuy wax mimétisme juridique dañoo jël recopier teg jot nañu xool nan la ñuy def pour lu méngoo ak ñun lu ñuy doxalee donc loi boobu jàpp nañ ne dañ ko war a jëmale ci mbirum homosexualité yi ñu wax peuple bi ñu jël ci décision parce que mbir mi
dañ ko yemale rek si war nañ ko dagana war nañu ko déedéet appartement la boo xam ne soo ubbee bunt bi néeg yëpp di nga ko visiter loolu mooy agenda bi maanaam soo ubbee bunt bi après léegi dañu leen naan comme ñoom am nañ droit léegi nag war nañu mën a sëyante seen biir loolu kay mënoo leen ko bañal parce que ay nit lañ comme yow yaa ngi sëy ak jigéen su la neexee wala jigéen sëy ak góor ñu nekk mari et femme waaw ñoom su leen neexee góor ak góor parce que loolu seen droit la boobu lañ lay siy tegal imposé la ko après ñu ne la déedéet ñoom ñaar ay góor lañu waaye war nañ am doom nañu xooli kenn ku ñu mën a kiyal mu wutal leen doom ñoom ñuy yar doom bi débat yi foofu la toll maanaam soo ibbee appartement bi néeg bu si ne di nga fa dugg par force ñun nag appartement boobu lañ bëgg mu tëju comme appartement wu polygamie nu mu tëjoo en Occident du débat ndax nit war na am ñaari jabar ñetti jabar du débat foofu dañ ko tëj donc jàpp nañ le loolu dafa war a doon ay dispositions yu claires yu ñu def suñu constitution waaye tamit suñuy wax agenda gis nañ de plus en plus léegi nit ñi di song gëm-gëmu jàmbur yow am na loo gëm yow la concerné waaye lan mooy yoon dem di wax ci gëm-gëmu jàmbur loolu tooñ la jàpp nañ ne agenda la tamit suñu kilifa diine yi ñuy téye di jël lu ñaaw di ko teg seen kaw bëgg leen a tuuteel bëgg fexe ba kenn dootu leen gëmati ku ne na gëm lu mu gëm su la neexee nga ne gëwuma kilifa diine su la neexee nga ne gëwuma diine bi waaye na yem si yow si sa gëm-gëm amoo pour tooñ borom moo tax ñun jàpp nañ lenn la ñu war a tabax suñu réew mooy barrière boobu dañ ko war a téye bu dëgër parce que suñu première richesse suñu am-am bu mu njëkk du pétrole bii de nga xamante ne nee nañ feeñ na du gaz bii de du or bële Sabodala de du carrière yii de du zircon bi de suñu jàmm mooy suñu alal bu njëkk te jàmm nag dafay laaj yu mel noonu ñu dàq ko nu mu gën a gaawee moo tax jàpp nañ ne war nañ def réforme ci code de procédure pénale pour que képp koo xam ne jël nga baat jëmale ko ci gëm-gëmu jàmbur mu am lu ñuy wax autosaisine obligatoire du procureur de la République su boobaa procureur du xool ce n'est pas facultatif du xool ndax war naa autosaisir ou pas dafa war a autosaisir obligatoirement nga nekk ci benn diine attaqué diine jàmbur procureur dafa war a autosaisir nga jël sa kàddu jëmale ko ci kilifa diine walla kilifa aada walla ñoo xam ne moom la ñuy représenté dañu war a autosaisir pour que loolu mu dañ ci réew mi ku ci ne mën nga doxal nu mu la neexee waaye gëm-gëmu jàmbur nga bàyyi kook jàmbur jàpp nañ tamit que ne réew mi de plus en plus ñu ngi seetaan lu bari xale yi maltraitance su xale yi nañ ci wax ci anam bu ne ci fànn bu ne ci kër yi ci mbedd mi maltraitance su jigéen ñi nañ ci wax ci anam bu ne ci fànn bu ne ci kër yi ci mbedd yi maltraitance su personnes yu am handicap dañ ci wax ci fànn yépp ci kër yi ci mbedd mi moo tax jàpp nañ ne war nañu gën a xoolaat peine yi yu jëm ci ñoom parce que loolu la ñuy wax ay personnes ko su dee da ngaa vulnérable dafa war a am ñu la war a aar tey soo ànd ak sa rakk ngeen di dox su ko nit naree song da ngay ñëw jox ko sa bakkan loolu mooy vulnérabilité parce que moom dafa vulnérable su ko kooku songee da koy gaañ réew nag société mënul dox fii ak ñi am doole ñu ngi leen di bàyyi ñuy def lu leen neex moo tax ñooñu dañu leen war a défendre loolu bokk na ci débat yu ñu war a teg ci réew mi jàpp nañ tamit que ne lu jëm ci waa bitim réew muy ñoo xamante ne la ñuy wax émigré yi muy personnes yoo xam ne foofu la ñu dëkk picc mu ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf ñëpp xam nañ seen contribution ci économie sénégalaise ñëpp xam nañ ne jafe-jafe yi ba muy am fii ci réew mi su dul woon émigré yi làmbaay ñaaw waaye tey gis nañ ne extrémisme bi racisme bi ci réew yu bari war na tax ba sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi ci réew yooyu bëgg a ñëw te xam nañ ne suñu ñëwee parfois duñ leen di accueillir problème yi ñuy am ci suuf si problème yi ñuy am ci tabax yi problème yi ñu am ci yëpp tax na
ba nga xamante ne duñu bëgg ñëw waaye tamit dañuy nekk entre l'enclume du racisme de l'extrémisme et le marteau bi nga xam ne moo leen di xaar ci dëkk bi suñu fi ñëwee loolu nag dund googu dañ leen ko war a teggil moo tax jàpp nañ ne état Sénégal dafa war a def guichet unique aide au retour ñëpp ñoo xamante ne bëgg nañ ñëwaat ci seen réew parce que pour man tey su doon cotisation da ngay liggéey di cotiser xam nga kuy liggéey di cotiser soo retraité da ngay am pension de retraite xam ngeen loolu pour man ñu nekk ci bitim réew ñu ngi cotiser ci réew mi parce que ñu ngi dooleel kër yi ku dooleel kër yi jàppale état ku dooleel kër yi jàppale société donc ñoom ñu ngi cotiser moo tax état war na taxawaay boo xam ne ku bëgg a ñëw ñu xool par rapport ak projet yi nga war a am ñu jàppale la accompagner la soutenir la ba nga mën a ñëwaat sa réew nekk sa biir réew moo tax vraiment ñu jàpp na ne taxawaay boobu état war a am ci ñoom dafa war a doon lu ñu war a imposer lu ñu war a xeex suñu taxawaay nag ci baykat yi gis ngeen ñu def tournée chaque année dañ koy def année bële Covid bee taxoon defuñu ko mbay mi su paree gerte gi suñ koy jaay commercialisation bi lépp dañuy dem taxawu baykat yi dañuy dem ci éleveurs yi dañuy dem ci secteur informel bi xoolee nan la ñuy toogee secteur privé national bi nga xamante ne suñuy wax secteur privé toujours secteur privé international bi la ñuy primé taxawaay bu war suñu seeni wet dinañ ko gën a accentuer moo tax ñun suñu priorité mooy Sénégalu jàmm Sénégalu sécurité Sénégal bi nga xam ne intérêt sénégalais yi peuple bi moom mooy féetewu kaw intérêt keneen soog a ñëw intérêt ku nekk bitim réew ngay président ngay lobby ngay kum mënti doon intérêt ku nekk ci biir réew mi ngay kum mënti doon sa intérêt su taxawee day nekk ci suufu intérêt Sénégal ñun loolu la ñu gëm ci loolu la ñuy liggéey tous les jours moo tax loolu dafa laaj ñu xeex ko sans complexe sans faiblesse parce que politique ñun ñëpp incha allah ñun ñëpp dañuy dem yàlla na yéex luñ fi am dañ koy bàyyi ala kulli àll mënoo ko yóbbaale kenn amul bàmmeel buy mën a dugal immeuble lenn rek moo ñu war mooy liggéeyal suñu askan ba ñu fiy jógee loolu nag dañ ci taxaw ci lañ nekkoon barki démb ci lañ nekkoon démb ci lañ nekk tey ci la ñuy nekk suba incha allah donc loolu laa ci bëggoon wax ci kàddu maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp.